comme niñ koy defee tous les soirs dañuy bàyyi Fatima Fatabdou ak Ndeye Dime ñu jàkkaarloo ak invité bi donc Ndeye Dime on commence par toi na nga def. maa ngi fi leen de maa ngi lay nuyu bu baax a baax. ça va di nuyu waa plateau bi yëpp di nuyu ñu ñuy seetaan di nuyu tamit suñu gan Guy Marius Sagna alors ñu jàll ci question bu njëkk bi peut-être ci wàllu bor bi nan nga gisee tey appel bi nga xamante ne ni dëkk Afrique yi def nañ ko te Sénégal bokk ci ngir ñu effacer dette bi waaye gis nañu ne appel boobu dañ ko rejeté ñoom ñu proposé moratoire. dig ma may xëy na gërëm ñi nga xam ne ñoo doon wëy bu neex te sell bi ñaar la may fàttali Baye Niass yàlla na yàlla yokk leeram mu ngi nelaw ca Londres bi mu nelawee ca Londres boobu ak léegi suñu hôpitaux yi dara changé aussi kilifa yi ak ku mu mën ci doon yaa ngi dem faju bitim réew yaa ngi dem dee bitim réew xam naa ne foofu mu nekk am na lu ko métti ndaxte bi mu génnee àddina ak léegi yàgg na te dara soppeekuwul suñu hôpitaux yi bu ñu surplaceul dañoo dellu ginnaaw ñaareel bi mooy Baye Niass yàlla na yàlla yokk leeram panafricain la woon boo gisee nigérian yi feneen ak feneen ci Afrique bëgg ko c'est que Baye Niass panafricain la woon bu ñu waxee panafricain wax koo xam ne dafa gëm ne mënuñu génn ci ndóol ak ñàkkum naataange te Afrique nekkul benn te Afrique moomul boppam tinkiwul tekkiwul jatañ yi laaj biñ may laaj li ma ciy tontu benn ba ñaar la benn bi mooy man am naa tiitange ci ñu ne Sénégal ak Afrique baal nañ leen seen bor ndaxte baal bor Afrique dugguleet mais bor yooyu ñu doon baal lan la doon jëriñ eggul ci béykat bi eggul ci sàmmkat bi eggul ci nappkat bi eggul ci baadoolo gi eggul ci ki nga xam ne loxoom jotul digg ginnaawam fan la takk présidence de la République Assemblée nationale HCCT Conseil économique social et environnemental ñuy seeñu suñu alal di ko séddoo seen biir donc bu ñu waxee tey dañ ñuy baalaat bor te bor yi ñu doon jël ñoom ñoo ko séddoo seen biir di ci tabax loo xam ne du hôpital du poste de santé du case de santé du médecin yu doy du infirmier yu doy du sax unité de virologie nationale du sax unité de quarantaine yu doy ba pare yu mucc ayib du sax état Sénégal am entreprise yu doy yuy defar garab Médis Sénégal mën nam entreprise buy defar paracétamol chloroquine nga xam ne premier symptôme mbas mii ñuy waxtaanee tey lëmbee àddina ak Sénégal paracétamol lañ koy fajee Médis Sénégal di defar paracétamol tëj na depuis 15 janvier 2020 monté de 19 décembre 2019 le liggéeykat yi bind ministre de la santé ministre de l'industrie mais Marius ils sont quand même en train de réactiver Médis. ñaar benn bi ndax foog nga ne jamono jooju mbas baa ngi nekkoon Chine Italie France ndax état du Sénégal waroon na toog seetaan ñu bind ko lettre ñetti ministre am ñu bind leen lettre ne leen Médis lii moo fi am 19 décembre ñu toog xool ba 15 janvier mu tëj ba tey jii nii ubbeegul loolu mooy déjà faute grave maanaam lii bu nekkoon match football carton rouge la ngeen war a jox et malheureusement du match football ndaxte mbas la day reye. D'accord. ñaareel bi mooy même bu ñu baalee bor te soppiwuñu xar kanamu suñu système économique du jëriñ dara bu dee dañuy wéy di am Sénégal ak Afrique boo xam ne lépp lu am solo ci wàllu lekk yaa ngi koy importer amoo souveraineté alimentaire maanaam mënaloo sa bopp ci wàllu lekk ñaareel bi sa koppar amoo si souveraineté ñetteel bi ngay signé yu mel ni accord de partenariat économique sa structure économique maanaam yow ni ngay jëflanteel ci wàllu koom bu dee moo sa bopp yow Sénégal yow Afrique mën nañ la baal junni yoon bor du am benn njëriñ. kon léegi ñoom bañ bi ñu bañ ñu baal bor yi lan lay tekki day tekki ni mënuñu compter ci ñoom wala ñun ñoo bëggul génn ci lu ñu nekk. tey jii nii fekk président Afrique yi waxuñu franc CFA na fi jóge parce que comme ni ma ko waxee sànq
mbas mi day wax ak askanu États-Unis wax ak askanu Chine wax ak askanu Afrique ñaanuñu ko yàlla waaye mbas mi bu naroon def juróom-benn weer ñun fan la ñuy lekkee li ëpp ci lu ñuy lekk mu ngi jóge bitim réew ñun amuñu entreprise buy defar garab li ëpp ci suñu garab mu ngi jóge bitim réew donc tubaab yi taxawaay bi ñu am ci ne baalu ñu leen bor li ñu mun def mooy au lieu que ngeen fay tey maanaam weer bi ngeen fay ñetti weer ci kanam wala bu mas bi fi jógee pour man loolu yëpp day wane suñu ñàkkum fayda ci ne ñun waruñu woon sax dem di lebi ci FMI ak Banque mondiale ci Union européenne Dimet est-ce que mos nga gis réew bu FMI ak Banque mondiale développé réew yii di compter nii muy Chine ak ñoom seen ñoom dañ leen coloniser woon ni ñun di leen di noot ni ñun ba jëmmi jamono ñu ne dafa doy la Chine va dire non Chine commencé am kopparam kenn du fa toog dafa am kopparam ñu koy woowee yuan ñun amuñu suñu kopparu bopp Chine lu muy lekk li ci ëpp Chine lay jóge lépp lu am solo au contraire ñoom ñooy lebal waa bitim réew donc ñun ni ñeneen ñi def ñun noonu la ñu war a def Banque centrale Angleterre dafa ne yéen gouvernement Angleterre lu ngeen soxla ma jox leen ko waaye ñun mënuñu ko parce que ñun amuñu banque centrale parce que ñun amuñu suñu moomeelu bopp ci wàllu koppar donc nouvel ordre bu waree am effectivement d'accorduma ci nouvel ordre mondial waaye beneen Afrique beneen Sénégal dafa war a am Sénégal bu moom boppam ci biir Afrique bi moom boppam te nekk benn. ab Fatou Abdou. voilà Guy ma lay nuyu di nuyu ñi nga xam ne ñu ngi ci plateau bi nuyu également Soxna Aïda Moubaye di wax ne sànq da nga tudd le comité de pilotage alors que gis nañu ne c'est un comité de suivi différence bi mooy pilotage bi mooy lépp loo xamante ne koppar gi ñoo koy piloté xam fa muy jaar suivi nag dañuy def ba pare ñu topp ci est-ce que dal na xel mën nañu gis foofu transparence Dimet maa ngi tuub sama bàkkaar sama làmmiñ moo juum parce que ñu bëri dañ ko doon xalaat en fait dañu fogoon ne comité de pilotage la moo tax ñun loolu la ñu woote woon waaye du loolu moo am comité bi amul njëriñ ndaxte li ëpp solo def nañ ko fu mu nekk nii mooy xëy na xool du ma wax ne amul benn njëriñ waaye li ëpp njëriñ weesu na mu ngi mel ni jaan bi romb nga topp ci ginnaawam di dóor bon dëgg la yaa ngi yëngu waaye yëngu boobu bëriwul trop du am lu bëri lu muy jur ci askan wi donc man dalul sama xel ma bamtuwaat ko balaay lii yëpp di am laa wax ne nañu fexe ba comité bu ñu nar a taxawal bu mu mel ni conseil d'administration l'hôpital yi ndaxte amul benn njëriñ lekkukaayu xaalis la may profito sax comme maa ngi wax mbiru conseil d'administration hôpitaux di ñaan président Macky Sall mu wax conseil d'administration hôpitaux yi jamono ji mbas mi am te conseil d'administration yi di daje nañu suspendre seen jeton de présence yi ndaxte hôpitaux yi lekkukaayu xaalis la da ngay gis ñu nekk ci conseil d'administration bi réunion bu nekk ñu tëral seen bopp 100 000 francs par membre 150 000 francs wala 75 000 francs fekk hôpitaux yi ñun ñi fa dem sax amuñu xaalis bu doy pour faj pour jënd ticket donc président de la République ne suspendre jeton de présence indemnité de session yi membre conseil d'administration hôpitaux yi di cëral seen bopp à chaque réunion donc comité bi wax dëgg yàlla Fatou Abdou amul njëriñ. alors dañu gis scandale boo xamante ne ceeb bi indi na ko mais ñi ngi wax wàllu avis d'attribution jëm ci dawlin bi ak suukar bi ku ci mel ne Idi Thiam nekk ci UNACOIS bokk na ci ñoo xam ne dañu gagné marché bi nga xam ne moo ñeel mbiru suukar si ak ñu ngi wax mbiru dawlin bi nit ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci secteur bi nee nañu xamuñu ko est-ce que mënuñu xaar beneen scandale ci li nga xam ne moom mooy suukar si ak diw gi. ñaar dama bëgg a fàttali président Macky Sall ne nekkuñu ci lutte contre la faim lutte contre une maladie la ñu nekkuñu ci état d'urgence alimentaire état d'urgence sanitaire la ñu nekk parce que est-ce que jaaxalu la Fatou Abdou mbiru ceeb mbiru diwlin mbiru suukar mais ni ñun dañoo nekk ci fande mais ni ñun dañoo nekk ci jamono xiif or feebar jàngoro la ñuy xeex waaye fu mu nekk ni coow li lan la ceeb bi dugg na fii transport bi dugg na fii suukar bi dugg na fii diwlin bi dugg na fii président Macky Sall nag delloo si xelam bu fekkee moom tiitul ñun tiit nañ bu fekkee tiitalul askan wi ñun tiital nañ suñu askan donc fi ñu toll c'est lutte contre une maladie et non lutte contre la famine benn ñaareel bi FRAPP mandaté na ma OFNAC déposer
benn lettre de dénonciation ndaxte dañoo jàpp ne li ministre Mansour Faye def ak li Diop Sy def du dëgg du yoon jekkul rafetul foog naa ne bu dee amuñu taxawaay bu mat sëkk dina amaat yeneen ak yeneen donte nag artu woon nañ askan wi yaa ngi ni fàttaliku Fatou Abdou bi ñu waxee loi d'habilitation dama ne loi d'habilitation bi bu ko kenn voté ndaxte voté le président de la République loi d'habilitation mooy may ko ci diiru ñetti weer en tout cas diiru mbas mi mu saytu budget wu kopparu 1 milliard te kenn du ko contrôler ma ne ay buñ ko voté lenn rek moo ñuy dese ay jooy ay naxarlu ay ndeysaan fa lañ toll ndaxte Fatou Abdou tey jii nii ñu ne rassemblement dañ ko tere couvre-feu dafa am mais kan moo sañ a génn segam balaay rassemblement boo waxee nañu dem palais pour ñaxtu njëgu courant bi fukki nit ñaar fukki nit jamono jii kuy génn donc dafa mel ni président Macky Sall nag day profité ci état d'urgence bi pour waaw rongoñu baadoole di gën a siim cere buur pour golo di bëy baabun di gën a dundee loolu nag dama bëgg a président Macky Sall xam ne mënul continuer de naam ñu ngi nekk ci état d'urgence naam ñu ngi nekk ci couvre-feu waaye lu ëpp tuur. mënu continuer c'est-à-dire peut-être. maanaam lu ëpp tuur am na fu ñuy toll du ñu seetaan état d'urgence du ñu seetaan couvre-feu ndaxte nag suñuy bakkanu doom suñuy mbakkandu dëkkandoo suñu bakkanu askan moo nekk en jeu mënuñu nag continuer di seetaan ñuy lekk di waras xaw ma ni ñu koy wax di warax di lekk suñu alal di sàcc suñu alal di soppar ñi li waa ji doon wax réew dañ koy pàccoo kenn du ko pencoo waa ji da doon wax réew dañ koy pencoo kenn du ko pàccoo waaye 2012 ak léegi faalewuñu sax mbas réew dañ koy pàccoo kenn du ko pencoo am na fu muy toll nag suñu médecin ñàkk am gant suñu infirmier ñàkk am masque defuñu dépistage massif ñuy continuer di lekk suñu alal dootuñu seetaan dootuñu faale état d'urgence waratuñu faale couvre-feu pesum kanam nag am na fu muy toll borom moo koy fajal boppam te fi may daanelee mooy am naa tiitaange ci béykat yi ndaxte nawet bii di ñëw mbas mii bu fi jógulee balaay nawet bi campagne bi nu muy demee béykat yi nu ñu nar a béyee man dama ànd ak tiitaange boobu la président Macky Sall waroon am ba mu am yoo xam ne même bu ko daan def tey jii nii dafa waroon maandu ci loolu tey jii nii dafa waroon indi beneen jikko bu bees lañ doon xaar ci moom et pas jikko bi ñu ko xamee 2012 ak tey. Très bien Fatima. alors merci Néné Aïcha ginnaaw bi ma nuyoo suñu invité nuyu également soxna Aïda fi mu daanelee rek laay yëkkatee gis nañ ne yaa ngi wax waxu état d'urgence te ñu gis ne ay accord ñu ngi koy signé ak ay bateau yoo xamante ne bateau turc chinois